di leen di doore xibaar yi ak sànq nag maa ngi leen koy wax communauté catholique di màggal suñu maam jooju di Mariama bi nga xamante ni ci la yéegoon asamaan ñu koy wax Assomption tey jii nag dem nañu ci paroisse Saint-Joseph bu Médina dañuy ànd ci reportage bi ak Mariem Ndiaye Alioune Diagne. Paroisse Saint-Joseph bu Médina feesoon dell chrétien yi ñëw feddali seen kóllëre ak kii di yaayu Yeesu Krista. Maman Marie mi nga xam ne ko mooy yaayu suñu église ndaxte moo ñu may suñu musalkat ñu am tey bés boo xam ne que dañ ko rendre hommage mooy maanaam di ko feddaliwaat suñu coloré di kontaan di bëgg ci moom di bëgg ci église bi te boo gisee église bi tey gëm naa ne messe bi neex na ak prêtre bi pardonnance bi mu ñu defal vraiment suñu xol dafa sedd guy. bés bu mag la bés bu fet la ñuy ñaan nag vraiment mu yóbbaale yëpp bu bénir présenté tey vraiment suñu ñaan yëpp. bés bi nag 1950 la ko pape bi ñu dippee Pie XII jëmmal ci calendrier. lu ñuy xumbal tey jile maanaam yëkkatiku suñu ndey ju sell ji Mariama kaw asamaan dafa doon li nga xam ne yàlla daf ko def te def ko ci jigéen ji nga xam ne da ko tànn ci atum 1950 loolu la pape ba Pie XII xool mu jël loolu yëpp boole mu ne li nga xam ne nit ñi yàgg nañ ko def ci Mariama léegi na doon li nga xam ne dañ koy jàpp dalee ko keroog boobu at mu nekk ci 15 août ñu mën a toog ñëpp ba neexu. waaye balaa at moomu ku ne ca wàllam rek la ko daan màggale. di Mariama ci biir dundu chrétien yi lu yàgg la ci ay procession ci ay wëy ci ay waxtu ñaan ci ay waxtaan loolu yëpp taxoon na ba ñu mën a jàng bu baax a baax dundam te ñu mën cee jàngat. at mu jot ci lu tolloo fukki fan ak juróom ci weeru août catholique gu àdduna bi dinañu màggal bés bi nga xam ni yaay Mariama mu sell mi yéeg kaw asamaan mu nekk bés boo xam ni catholique yi dinañu wone cofeel mbëggeel ak yaakaar bi ñu am ci moom. dañuy daal di dem Ndar foofu ca cathédrale ba ki nga xamante ni mooy abbé Jean-Louis Bassène moom moo jiite église ba moom moo jiite kon sax tey jii messe ba bees ci bésub Assomption bi dañu koy déglu ci micro Ousseynou Diop ak Habib Seck. fête Assomption bi mooy Marie mi nga xamante ne joxe na dundam joxe na boppam yàlla pour yenn doom yàlla. te yar ko teg ko ci yoon bu xamante ne moom yàlla moom la bëggoon ci moom tey doomam boobu la Yeesu Krista moo ñëw jël yaayam yaram moom ak xolom yóbbu ko ci baayam ngir mu mën a sedd ak baayam nguur nga xamante ne moom la yéenee bépp doomu aadama. fête bi kon am na solo. oui fête bi am na solo trop sax ci ñun. ndax lan ngir parce que Marie suñu ndey fii nii ci suuf te moom moo ñu modèle ci ñun ci dundun yi topp yoon mi nga xamante ne Yeesu Krista moom la ñu digle. bu ñu nee Ndar nag xel yëpp day daal di dem saa su 15 août jotee day daal di dem ci plage boobu ñuy wax Hydrobase mel ni ñu bari dañu ko bëgg rawatina Vieux Diouf tey nag tey nag bu ñu fa demee fekk nañ fa ñu bari ñu bari sax dañoo jóge Mauritanie ngir rek ñëw sangu si ci plage boobu ñuy wax Hydrobase reportage Ousseynou Diop ak Habib Seck. bu Hydrobase daanaka dafa xumba lool xale yi ñu fekk leen ci plage bi ñenn ñi di sangu ñi di fo. xale yi fu nekk la ñuy jóge ci Sénégal ngir ñëw mën a daal di bëggal seeni xol. tey moom fel la quoi ndax j'espère que dañu ko namoon quoi ndax ñaari at a ngi nii wala ñetti at ñu ngi nii 15 août ñu quoi mais tey moom toog leen xaar. Non, c'est la première fois qu'on vient au Sénégal et c'est vraiment très impressionnant parce que c'est très très beau. Ibrahima ma nga jógee ca Mauritanie ñoom nag nee na dañu ñëw file ngir amal feetu 15 août bi. pour xool géej bi lu mu mel yàgg naa dégg dafa neex nag ma bëgg xool neexaay bi lu mu mel waaw après ñu ñëw man ak sama sista bi ñu bég tuuti après ñu demaat incha allah. dañuy sangu ambiance ak gars yi après jugee dem. ñeneen itam jugee ci région bu Saint-Louis rawatina ca Kassak Nord ñu daal di gis ñaari xale yoo xamante ni yu góor lañ ñu ànd sangu ba pare génn di féexlu. feetu soulagé happy
changer air xam nga parfois soo nekkee village da ngay soxla ñëw place changer air yooyu noonu dund la bees muy noonu. mag ak ndaw yi ñu fekk fii daanaka ñoom ñëpp benn kàddu lu ñu am mooy dañu ñëw ngir mën a dindi stress bi nga xamante ni am na ci ñoom. féexlu comme que ñoo ngi si vacances école tëj na moom féexlu rek happy ñëw kafoore après dem bi. at bu ne xale yi fu nekk dañuy jóge ñëw ci plage bu Hydrobase mu nekk fête boo xamante ni ñëpp ñoo koy amal. dañuy daal di jóge Ndar dem feneen wala dellusiwaat fii ci Ndakaaru ndax coowal hôpital Aristide Le Dantec xam ngeen ko tey jii la ñu waroon tëj hôpital ba ndax liggéey ba mën a tàmbali bu ñu xëyee nag daanaka fekk nañ fa directeur bi mu ànd ak journaliste yi di leen présenter hôpital ba waaye nag nee na ñetti service kenn tëjagul leen te itam mi ngi dalal xelu liggéeykat yi ne kenn du dem chômage technique waaye nag lu munta ñàkk faaw mu am mu ni moom directeur bi monsieur Thiandoum nee na dañu bëggee am hôpital boo xamante ne hôpital bu mucc ayib la plateau technique boo xam ne duñu ko wuti feneen faaw ñu tëj defar nag ndax fi lekk 18 mois hôpital Dantec bu bees furu la ñuy am dañ ci déglu Alassane Ba ak Jafara Ba. tekkaaral lañ fi nemmeeku doxal wi tàmbali na ci 24 service ñu mën fa nemmeeku chaise yu vide ñett képp ñooy wéyal seen liggéey fii ci hôpital Aristide Le Dantec njiit li di superviser toxal gi nga xamante ni mi ngi wéy. commencé nañu processus de déménagement bi wante dañu am ay malades yoo xamante ne seen traitement warul taxaw benn yoon muy ñi nga xamante ni dañoo am feebaru roño ak ñi nga xamante ni dañoo am cancer donc ñooñu ñu ngi continuer seen paj mi dañuy xaar ñu ngi defar nag hangar des pèlerins bu paree rek. dañ leen di daal di toxal foofu dégg ngeen seen présidente bi lu mu wax sànq ñi nga xamante ne aussi ay xale lañ ñu am cancer ñu ngi wéyal seen paj mi adultes yi am cancer aussi ñu ngi wéyal seen paj mi wante ñoom seen paj en ambulatoire lañ koy def. malade yi fi fajo waaye itam liggéeykat yi mën nañ dalal seen xel buñ sukkandikoo ci moom docteur Babacar Thiandoum. liggéeykat yi dañuy fekk seen service yi fu ñu nekk xam nga service moom équipement la ay locaux ak ay nit donc boo yóbboo équipement. ñu jox la ay locaux boo amul nit service ba du dox. malade cancer yi ñun def nañ lépp ba nga xamante ne du am lu ñu tuddee rupture thérapeutique. jàpp nañu ne malade yi fii nekk bu ñu réorganiser hôpital Dalal Jàmm mun nañ leen yóbbu foofu ñu wéyal paj mi te du am beneen rupture. leneen li ma ci war a dolli aussi mooy Touba hôpital Touba bi ñu en tout cas ñu ngi renforcer les ressources humaines. liñ fi bëgg mooy tabax fi ab hôpital bi nga xamante ni niveau 4 la bi mën a tontu ci normes internationales yi. am na daal ay dëkk yu bëri seen médecin fii lañ leen di former ñu gis ne bu ñu feebaree dañu jël suñu maladie yi yóbbu leen foofu alors que ñi leen former ñu ngi fii donc fii li fi manqué mooy plateau technique bu moderne plateau technique bu performant te hôpital bii ñuy tabax hôpital la ba nga xamante ne jumtuwaay yi en tout cas ni ñu ko prévoir dañ ko prévoir ci standard internationaux yi donc hôpital bu mucc ayib lay doon. amul benn date bi ñu joxe ne daañu libérer définitivement service yëpp liggéey bi nga xamante ni jëm na ci hôpital bi àpp gi mu ngi toll ci 10 ak juróom-ñetti weer. ñooy dialysé nekk foofu ci hôpital Aristide Le Dantec daanaka kenn jëleegul leen fa ndax nag dañu bëgg a transférer centre bi ca hangar des pèlerins bi nekk ci aéroport Léopold Sédar Senghor lu ci mën a am mooy ne tey jii xëyoon nañ fa ba ñu fa demee ñu gis ko mooy ne liggéeykat ya wala ouvrier ya ña nga ca liggéey ba te jàpp nañ ne fileek 20 fan ak ñeent ci weer wi lépp dina yemb bu soobee yàlla dañ ciy ànd ak Cheikh Diop ak Pape Sangone Mbaye. ay plombier ay peintre ak itam ay électricien ouvrier yi nag nekk ci li nga xam ne moom moo di liggéey bi ngir daal di koy jeexal ci waxtu wi nga xam ne nag moom la ñu ko àppee file la ñu war a dalal centre d'hémodialyse bu hôpital Aristide bu Dantec ginnaaw itam bu ñu ko toxalee ñu nekk fii ci hangar yu pèlerin ci diwaan bu Yoff. commencé nañ travaux yi ni nga ko gisee nii travaux yaa ngi avancé bu baax a baax parce que dañoo mobiliser ñëpp. pour ñu liggéey élément bi c'est important mooy fi ñuy defalee ndox mi ñuy toggee ndox mi pour mu mën a dem ci malade bi unité boobu presque pare na li ci des mooy peinture terminer boucle bi def peinture bi en tout cas pour centre bi mën a pare. hôpital Aristide bu Dantec daal di tëj ci ràpp ni ki tey jile yëpp moo ko fukki fan ak juróom ci weeru août terewul ba tey unité d'hémodialyse yi nag ñu ngay wéy di amal liggéey bi. lu mel ni dialyse lu mel ni cancer maladie yooyu nga xam ne traitement yi boo commencé mënoo arrêté. def nañu traitement bi day continuer Dantec dafay continuer ba site yi nga xam ne mooy accueillir malade yooyu pare
ñu mën leen jël foofu donc loolu moo tax ministère bi jël na disposition yëpp pour lu mel ni cancer lu mel ni dialyse bi ñu baral liggéey bi pour ñu mën a jël malade yooyu donc pour rassurer malade yooyu ne traitement bi du arrêté day continuer ba nga xam ne pare nañ site hangar bi mais également yeneen sites yi war a jël malade du cancer yi. liggéey bi file ñu ngi ko door boobaak léegi am na ay fan secrétaire général bu association sénégalaise yu hémodialysé ak itam insuffisant rénaux di jàpp rek ne xel mënees naa dal ci avancement wu liggéey bi. xanaa lenn rek lañ ciy yokk parce que ñaan nañ leen ak distance bi ni mu mel ak fii ni mu enclavé pour ñu defal ñu boutique nee nañu incha allah dinañ ci bàyyi xel pour ñu defal ñu restauration dinañ ci bàyyi xel gis nañu tamit salle d'attente bi ni mu demee léegi kañ xëy na. dañuy xool rek accompagnement bi sur le plan transport. liggéey bi ñu ngi ko àpp ci 2 fukki fan ak ñeent ci weeru août bu noppee itam daañu toxal ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di aji tawat ji file hangar bu ni mel am ci lu tollook 2 fukki box yoo xamante ni daal nañ koy jagleel aji tawat ji ngir rek ñu mën a amal lépp lu ñeel paj mi ci anam bu mucc ayib. ñi nag lott nañu ba xamatuñu sax fu ñu jëm muy liggéeykat ñi nga xam ni ñoo doon nekkoon ca SIAS naka noonu ama Sénégal Air Afrique ak Sotrac 2 fukki fan ak ñett ci tey dañoo dëddu lekk ak naan nekk ci grève de la faim nee nañu duñu ko bàyyi ndax dañoo sonn dee sax moo leen gënal ñu bàyyi li nga xamante ni moom la ñu tàmbali di grève de la faim ñu bari ci ñoom nee nañu boobu ba léegi ñenn ñi 22 ans bu ñu tëjee seeni service ak tey am nañu bari ñoo xam ne faatu nañ ca ñi ngi ci xiifal boobu ba léegi nag ngir nguur gi mun le àddu jëmale ci seeni mbir tey ci suba Habib Faye ak Ababacar Camara demoon nañ fa. ñàkk ak yaakaar ñu koy gis ci seen xar kanam lewet lool sonn taxi ñuy nelaw la ko waral moo di xiif ak xiifal ga ñu door boobu ak léegi mat na 2 fukki fan ak ñett teewul 2 fukki at ak ñaar. ak léegi ñoom ña daan liggéeyee ca ama Sénégal ca SIAS Air Afrique ak ca Sotrac di daw ca ginnaaw 1.3 milliards ya ñu leen ameel. ñàkk pexe moo ñu ci dugal parce que dañu jeexal yoon yi ñoo doon jaar yëpp xam nga ay mag yu toll ci 2 fukki at tey ci gën a ndaw mi ngi ci 60 ans bu ñu duggee ci lu mel ni ñàkk pexe tax. ñu am 7 cas yoo xam ni dañ leen yóbbu hôpital te ñëpp dañoo am ay pathologies yu chroniques. ay feebar yu méttee volontaire yaa ngi toog ci biti ku génn ñu remplacer la te ñi volontaire sax ay màggat lañu xool leen 70 ans la walaay doo toog semaine te déggoo nii diw gaañu na pour lan boo feebaree te amul loo fajoo da ngay dem. ba ñu dooree seen xiifal gi ba léegi amul kenn kaleen woo ba mu ñëw nemmeeku ci leen di ab autorité. ñoom ñu ne duñu bàyyi benn yoon xeex mi. li ñu laaj du lu ñu ñaan mais bor buñ ñu amel la ay droit la famille yaa ngi tas xale yi jàngatuñu mbir mi metti na trop. donte xiif mi ngi leen di rey ñu ne daañu woo nguur gi dige ga mu leen digoon ne daa leen fay mu respecté ko. li ñaan chef de l'État mooy mu dimbali ñu rek parce que affaire bi yàgg na metti na te moom rek moo mën a régler problème kenn mënu ko régler. moom ci moom la dépendre moom rek mu mën a régler te ñun tamit ay citoyens sénégalais la ñu yoo xam ne yàlla def na moom mooy suñu kilifa. nañu dee rek dans l'honneur moo gën di dund dans le déshonneur. ñoom ay waajur lañ te it nee nañ ruus nañ lool ci doxalinu autorité yi 2 fukki at ak lu toof ba léegi xamaguñu fan la ñuy teg seen tànk ci seen koppar ga ñu leen yoreel ñu jot ko nag wala ñu ñàkk seen bakkan loolee moo di seen pexe gu mujj ci seen kàddu. lu jege téeméer ak juróom fukki ndaw ya bokk ci commune bi ñuy wax Diagane Barka nekk ci département bu Foundiougne nee nañu exode rural na leen ci dégg doy bëggatuñoo bàyyi seeni gox di ñëw nag fenn wala sax ci Ndakaaru di wut si liggéey dañuy toog foofu bay ndax jox nañ leen juróomi hectare te juróomi hectare yooyu ONG Agri Sud International taxaw na ngir jàppale leen ngir ñu liggéey ko ba mu yemb dañ ciy ànd ak Aminata Goudiaby bi nga xam ne mbayum dër lañ fi fas yéene def ñi ngi ko aménagé ci village bi ñuy woowee Ndofane Ndar yi nekkee ci biir commune bu Diagane Barka mu nekk nag juróomi hectares yoo xam ne lu ëpp téeméeri ndaw ak ñeent fukk mën nañ faa liggéeyee. juróomi hectare clôturé ko defar fi ñaari mini forage te ñaari mini forage yëpp
yëpp solaire moo koy dawal incha allah d'ici 6 mois bu ñu ñëwaatee fii mais nañ gis beneen périmètre boo xamante ne beneen kanam bu bokkul ak bii il est prévu de planter ici 7000 arbres au moins téeméer ak ñeent fukk ou bien ñeent nit dinañ mën a liggéey fii chaque jour te bu ñu fi liggéeyee chaque jour dinañ mën a yokk koomu dëkk bi Agri Sud International pendant 30 ans mu ngi liggéey su mbirum agroécologie. projet bi nag ñi ngi ko tëgg ci kaw plan boo xam ne région yu Diourbel ak itam yu Fatick ñoom ñoo ko seq te li ci gën a fës bokk ci mbay moo xam ne du am benn gàllankoor terrain bi nag nga xam ne mbayum dër lañ fi fas yéene def buñ sukkandikoo ci meeru Diagane Barka mu ni dina wàññi bu baax a baax li nga xam ne moom moo di exode rural. investissement bu toll nii yàlla su defee ñu indi ko si commune Diagane lii du caaxaan liñ si namm mooy xale yi doon jóge fii di dem Dakar di dem Rosso di dem Mbambilor ñu ñibbi si fii parce que ñii li ñuy njëkk a def mooy formation parce que nit ki balaa nga koy jàngal liggéey balaa nga koy liggéeyloo da nga koy jàngal liggéey dañ leen di former suñ paree ñu accompagner leen côté technique ba si commercialisation nu ngay jaay say produits noo koy stocké loolu yëpp dañ leen koy jàngal. li nga xam ne nag moom moo jëm ci wàllu élevage itam nee ñu bàyyi wuñ ko ginnaaw ci projet bu ni mel am na ay matuwaay yoo xam ne ONG Agri Sud International jël na ko ci biir commune bu Diagane Barka ngir jàppale ndaw ñi ak itam jigéen ñi. lépp li nga xamante ne zone de parcours la nag yi xale dañ fay dem di fa sàmm ñu mun ko matérialiser ak ay tableau mu leer nañ nga xamante ne boobaa dina di wàññi xeex bi ngay xamante ne am entre béykat bi ak sàmmkat bi mais aussi li nga xamante ay mise en défense la nga xamante ne dina tax ngelaw li ñu mun ko wàññi doole loolu aussi nañ si ànd ak commune bi. ONG Agri Sud International nag ñoom nee ñu fas yéene nañoo récupérer waat àll yi nga xam ne dañoo yàqu foofee ci commune bu Diagane Barka nee ñu nag daañu def ay opération de reboisement am na sax juróom-ñaari junni garab yoo xam ni jot nañ ko faa jëmbat laata dara di xew. renouvellement bureau ñi nga xamante ni ñooy commerçant yi nekk ca marché Colobane coow la jur démb am na pàcc boo xam ne ci délégué ya génn nañu dal si ñeneen ñu bokk itam ci délégué ña nga xam ni ñooy commerçant ya nekk foofu ca marché bu Colobane tey nag dañuy déglu ki nga xamante ni moom mooy Mamadou Lamine Bara wax na daal di moom it tontu ñi nga xamante ni teg nañu ay tuuma ci seen i kaw démb nee na nag ak lu ca mën a am nag nañu jàpp ne renouvellement bureau commerçant yu marché Colobane dina am dara du ko téye dañ ciy déglu ki nga dañ koy déglu ci micro Mamadou Fall ak Aba Camara. ñëw attaqué ñun délégué yi attaqué le maire attaqué sous-préfet attaqué autorité yëpp nee na ñu maire bu bees bi daf ñu faral loolu ñu wax moom la ñu waxoon ci maire bi fi nekkoon muy Ousmane Ndoye te loolu amul dugal nañ ci préfet. te yëpp ay yooyu yëpp ay dara amu ci di wax nag ñoom ñoo ngi di wax ki leen jiite muy Alé Thiam ñu ko wax Jibi Thiam may wax waa commerçant yëpp ñu xam ne amatu fi dara cantine yi papaam amoon yëpp cantine yi jaay na ko amatu fi dara ñi ànd ak moom tamit amuñu ay cantine amuñu dara léegi benn objectif lañu am mooy yàq marché bi may wax ne moom Alé Thiam commissariat yi nekk Colobane yëpp commune Fass Gueule Tapée Colobane yëpp ay plainte moo fa nekk ndax escroc la di escroquer waa marché bi may wax commerçant yi ne leen nañ def doucement ci moom marché ku ko bëgg doo ko yàq wax nañu ne ñun mandat yi jeex na nañ def assemblée générale man dama ne nañ dem ay élection commerçant yi moom seen cantine jënd ko di tëj di tijji ñoo am baat ci marché bi ñooñu ku ñu tànn ñu xam ne yow mii yaa am majorité ka doxal. wax politique ndax task force républicaine ñi nga xam ni ñoo ànd ak président Macky Sall dañ doon jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi rafetlu lool résultat yi nga xam ne ñu ni am nañ ko ci élection législative yi ñu génn nee nañu nag opposition bi ñoom nañu desee wax ji président Macky Sall desee doole ji ngir liggéey Sénégal dañ ciy déglu Biram Faye ci micro Mamadou Fall ak Aba Camara. kuje gi ñu jàkkaarloo dañu nekk kuje boo xam ne gëmul yàlla ci li ñuy def jiitaluñu intérêt askan wi seen bakkan seen nafsu seen intérêt bopp rek donc moo leen tax a jóg te kàddu yu fi yëkkati yëpp du kàddu yu defar du kàddu yu jëmale réew mi kanam malgré jafe-jafe yu bari yooyu yëpp sénégalais yi président Macky Sall ak Benno Bokk Yaakaar lañu joxaat bopp ñu ciy sant yàlla encore une fois. ñun waa TFR waa task force républicaine ñu fonk te jox cër bu baax a baax. jogante ñu weesu moom mooy élection assemblée dafa am solo lool ci réew ndax bërëbu daje la boo xam ne ay nit ñu seen askan yebal ñoo fay daje di waxtaane lu jëmale réew bi kanam ñu fay wote ay loi ñu fay saytu di càmbar aussi liggéeyu gouvernement bi ñu fay évaluer aussi ay politique publique depuis 2016 mu yokkute ci wàllu démocratie boo xam ne président Macky Sall moo ko indi ci réew mi li tax aussi ñu gën a fonk assemblée nationale bi
dafa am ay enjeu ci wàllu pétrole ak ci wàllu gaz yoo xam ne yàlla moo ñu fi xéewale fii ci réew mi dañu am yaakaar bi fii léegi 2035 dina gën a baral émergence bi nga xam ne njiitu réew mi gis-gis moomu la am pour jëmale réew mi kanam. dañuy dem Touba ndax foofu am na kuréel ba nga xamante ne ñu ngi ko tuddee APROFEV di association bi nga xam ne ñooy jàppale soxna yi nga xamante ni dañuy violer seeni droit tey nag may nañu district sanitaire ba nekk foofu loo yu baree bari te nee nañu noonu lañ ko nar a def fileeg ñuy waajal màggalu Touba Pape Balla Gaye ak Talla Samb. dañuy dem seeti ñi nga xamante ni ñoom ñooy anciens militaires amical anciens militaires yi nga xamante ne ñoom ñoo bokkoon ci contingent 1987 ñoom nag amal nañu tey jii benn journée boo xamante ni daal dañu bëggoon a saxalaat ay garab ngir seen gox gën a mën a verte muy commune Rufisque Nord li ci mën a am dañ ciy déglu docteur Oumar Cissé di maire ville de Rufisque ci micro Abdou Diouf Diagne ak Ahmadou Bamba Samb. Ce sont les vertus de l'arbre bon ñi nekk ci naaj moom xam naa dinañ ni car ils ont raison ñu ngi coow mbënd ñu ngi coow inondation en partie pourquoi c'est inondé parce que zone yi nga xam ne ay zone de recharge la woon zone ay dépression humide ay zone forestière dañ leen imperméabilisé par le béton tey jii on parle des Niayes mais si les Niayes étaient demeurés dans leur vocation originelle li ñuy wax ci inondation lu ci bari du ci am te loolu urbanisation bi mën nañu permettre ñu préserver certaines zones de l'urbanisation de la bétonisation mën na am ndax dëkk tubaab def nañ ko ñun war nañ ko mën a def ñu ne fii kenn du fi dëkk fii dégg lay nekk ñu ne fii kenn du fi dëkk àll lay nekk ñun fii kenn du fi dëkk ndax dañ fiy bay fii nag dañ fiy dëkk ndax taax lay nekk loolu la urbanisme war a tax kon loolu bokk na ci njariñ bu ñuy lim njariñu arab ñu ngi woon ci 22 bienfaits avec mes étudiants souvent je les taquine je le dis mais citez-moi les bienfaits 22 bienfaits néew na ci àddina loo xam ni am na 22 vertus 22 bienfaits kon l'arbre est sacré l'arbre c'est la beauté bien l'arbre c'est le médicament l'arbre c'est contre les inondations l'arbre c'est un écran tey jii boo amoon da ngay dem yenn dëkk yoo xam ni arbre mooy tax bruit bi di sonal nit ñi arbre c'est un antipolluant ainsi de suite. TFM nag am fàtt di def nag léeg-léeg ay reportage yu am solo di leen xamle ak suñuy Sénégal ak li fi jotoon a xew ci wàllu histoire tey jii nag empire du Jolof la ñu jëm war a bokk moom lañ leen di gën a xamee wala bokk ñu ko xam ñu fàttali leen ko am na yu bare yoo xamante ne xewoon nañ fa bataille de Danki ak yeneen yu nu mel reportage Moustapha Ndiaye ak Sidi Thiam. ñu sosoon ko ci 13e siècle empire bu Jolof moo yilifoon Kajoor Bawol Saalum jàpp ba Siin Ceng nekkoon capitalam bu njëkk gannaaw xeex ba amoon ca Samba Sadio ñu yóbbu capital ba ca Yang-Yang. fii de 1870 à 1875 boobu nag pratiquement Jolof moomatul boppam parce que fi nekkoon Bala mais bi ñu demee xeex Samba Sadio ci lañ jàpp nag Alboury ñëw introniser ko fii Alboury toog fii ba ñu fi jógee. Samba Laobé ñëw remplacer ko ba ni Samba Laobé jógee te Buuna ñëw remplacer ko. xam nga royaume lu xaw a ndaw lay doon te loolu pratiquement 13e siècle la mais Jolof demoon na ba nga xam ne tamit dafa nekk li tubaab di wax empire mu nekk am réew mu rëy a loolu la Jean Blek di wax le Grand Jolof. mu amoon doole lool waaye xeex bi doon xeex seen biir tax ba kii di Maba Jaxu Ba ak Ahmadou Cheikhou ñëwoon yilif Jolof gannaaw bi ñu fa ñëwee ngir wasaare lii di l'islam. waaye benn jamono mu daanu. te li ko daaneel bokk na ci les guerres intestines te it bul fàtte ne Maba moom ñëwoon na fi def fi jihaad bi mu taalee jihaad bi ñeenti weer la fi def bi mu fi jógee nag ci la yóbbaale ay famille yu bari ci la ko ay marabu yu bari toppoon parce que même ñu Mamadou Bousso nga xam ne ay najaale ci Sëñ Touba ñu ngi woon Jolof waa Kër Baye Niass ñu ngi woon fii Ngiij ak ñeneen ci lañ ko toppee nag dem Saalum. bi Alboury Ndiaye gàddaayee ñu gën koo xam ci exil fële ca Niger Buuna Ndiaye yan bi def fi réalisation yoo xam ne taarix jàpp na ko te kenn dootu ko fàtte. waaw Buuna visionnaire la woon ndax Buuna dafa judd fi mu war a juddoo ba pare tamit xam tradition Jolof mais ñu ne déet waaye mu dem à l'école française bi mu ñëwee Jolof la dafa am ubbeeku maanaam li ñuy wax ouverture la am commencé nag développé Yang-Yang plan de développement yi taxaw yu bari tamit taxaw mais par la suite nag c'est vrai que bëggoon na sax raay bi ñëw fi def na ay teen ak yu bari mais dañu désaxé nag. kilifa yu diine yu bari daanan ñëw fële ca Yang-Yang
ku si mel ne Seydi Hadj Malick Sy Cheikh Ahmadou Bamba jumaa ji mu jullee woon ba léegi ma nga fa mën nañ ne dialogue islamo-chrétien ca yang-yang la dooree gannaaw bi Bouna Ndiaye dalalee woon archevêque bu Dakar di Jalabert ci atum 1923. ñi nga xamante ni dañuy bëre ñu leen di wax ay lutteurs dañ leen bëgg aussi jàngal nu ñuy bayee maanaam agriculture loolu nag association bi nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu formation ak insertion lutteurs yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal ñu leen di wax FIS tànn na ñetti wala fanweeri mbër daal di leen bëgg nag former ci wàllu horticulture élevage mbir mi nag tàmbali na tey ba ñaar fukki fan ak juróom ci weer wi tey ji ci suba la ñu lancé activité yi foofu ca mairie bu Patte d'Oie dañu si ànd ak Mame Biram Diouf ak Amadou Ba. Encore des lutteurs préparés à l'après-carrière, une trentaine sous l'égide de l'association Formation et Insertion des lutteurs du Sénégal entame donc mu doonaat beneen liggéey buy may bërikat yi bu ñu jëlee retraite kon ñu amaat beneen carrière ñu ëpp fanweer ci doxalalu association Formation et Insertion des lutteurs bu Sénégal door fukk fan ak juróom ci weeru août bi benn formation goo xam ne ni dinañ leen tàggat ci technique horticulture ak élevage. association FIS bi mu tàmbalee ak léegi formé na lu ëpp 600 lutteurs en partenariat nag avec le ministre de la formation professionnelle de l'emploi de l'apprentissage et de l'insertion tey nag ñu war a former 30 lutteurs parce que mbir mi dañ ko bëgg a yaatal jot nañu former 500 en sécurité garde corps rapproché am ñu former aussi sérigraphie léegi nag ñu bëgg jublu ci wàllu mbay mi ak sàmm bi. mbër bi bu ñëwee wala jeune bi carte membre ngay jënd ñun du dara luñ lay laaj dañ lay former gratuitement te noonu lañ lay gunge avec les partenaires étatiques ak partenaires yi nga xam ne ñu ngi ci secteur privé yi ba jàppale la nga am xëy. horticulture doon ab tomb goo xam ne nag am na solo lool ba tax kon ñu tànn ko ci formation bi ndax dina am njëriñ. ñi ci am cachet yu baax yi bu ñu leen gungee ñu investir ko alal boobu dina meññ ñi ci amul cachet ñi am cachet bu ñu investiree daañ leen mën a jël ndax ñoom ñoo bokk écurie. xale yi mbéy mu am njëriñ moo leen di tax ñu dellu ci suuf si te xeetu mbéy moomu jàpp nañ ne horticulture la kon sawar nañu ñu tuddee ñu bés bu ñuy tàggatee ay ndaw yu doon ay mbër ñu war a yëngu ci horticulture. ci diiru fukk fanweeru bërikat yooyee dinañu kon am formation gi lépp ngir liggéey gën leen xamee woon ñu am beneen bu ñu wane amal leen njëriñ ba tey it ci seen dund. ci jamono joo xam ne nag ñu ngi woote ñu amal consommer local maanaam li ñuy bay ci biir dëkk bi loolee ñu mën kaa dundee sukkandiku kon ci agriculture ak élevage doon na loo xam ne nii ñëw na fekk si initiative bi. lii nag moo gënoon a fës kon ci xibaar yi di yem ak yéen fii ci kanam tuuti dans quelques secondes Chérif Ahmed Tidiane Diop dina fi teew pour le 20h.